la war na ma kañ la war na ma sa barke tax ma am waa jàng ma bayna min bari wa amri yonen bi nee na rawdatul waa jàng Sen TV, bienvenue chez vous. ci sunu émission Le Grand Plateau dañuy wéy di séddoo mbégte ak sunu téléphone Samsung Ecobank mi ñuy gunge ci sunu ay projet Sénélec miy leeral sunu dund te taaral suñu dëkkuwaay ak salon marocain yu fitness international Savourez Le Grand Plateau avec Uniparco alimentaire et sa gamme Le Gourmet Electronic Core partenaire des grandes marques Univers plus bazin riche allemand 77 862 54 15 ngeen mën ko am fépp 100% coton très léger seen arôme Amora par amour du goût. salaamaaleykum téléspectateurs yu Sen TV ñu nuyuwaat leen bu baax ni ñu ko tàmm defee ak yéen tous les soirs bu 22h jotee ci émission bi di Le Grand Plateau rendez-vous la boo xamee ni dañ leen ci gunge chaque jour du lundi au samedi de 22h à 1h du matin ànd ci ak toute l'équipe de la rédaction du groupe des médias àndandoo ci itam ak chroniqueurs yi nga xamee ni ñu ngi ci plateau bi suñu ay invité ak suñu nabiyen du jour comme chaque jour dama ci ànd ak Myriam duma ci wéet noo def Myriam. maa ngi fi Alima. yaa ngi si jàmm. alhamdulilah sant yàlla. Jeanne baax na merci beaucoup gis naa la grande sœur. ay ca ginnaaw bu ma doon nuyoo damay nuyu téléspectateurs yi nga xamante ne ñoo ñu seetaan saa su ne à travers le Grand Plateau di am yaakaar que vous avez passé une très belle journée en tout cas Alima wax nga lépp donc le Grand Plateau ni muy demee rek mooy dañ fiy àndal ay invités donc mais également ak suñu ay nabiens comme niñ koy defee comme saa su ne rek rubrique actualité lañ koy dooree ànd ak Ndeye Dimbe Ndaw comme saa su ne rek muy doxantu fenn mais Alima balaa ñoo ñëw ci Ndeye Dimbe rek xanaa rek nga wax téléspectateurs yi tey ñan lañuy dalal. voilà tey ñu ngi dalal honorable député Cheikh Seck bu Benno Bokk Yaakaar moom la ñuy dalal tey ak Mouhamed Abiboula Sy directeur institut Daarul Iman moom ñooñu ñooy suñu ay gan tey ci plateau Saliou Khoulé nabien bi ñuy gunge tey ji Moustapha Rasoul moom moo ñuy gunge ak Alaaji Malick Diabou Seck ñooñu la ñuy àndal actualité Ramadan la ñuy ubbee chaque jour ak Ndeye Dimbe Ndaw Ndeye Dimbe noo def sant yàlla bu baax Alima baa yaa ngi ci jàmm sant bu baax a baax alhamdulilah tey la laylatul xadr waaw tey la laylatul xadr tey laylatul xadr waaw suñu mbokki taalibe muy waaw tey ñu koy màggal macha allah tey dañuy laylatul xadr ñun waaw ñun tamit ak suñu façon rek ñun tamit voilà ndax laylatul xadr macha allah guddi gu am solo la tey nag communauté mouride bi yëpp di ko célébrer di ci jël occasion sax nag di nuyu waa Touba bu baax a baax di leen nuyu di leen ziar du ma tàyyi di ko wax waa kër Cheikh Massamba Mbacké di leen nuyu bu baax a baax di nuyu tamit fa ma dëkk waa Pikine mënu maa toog ci plateau te du ma leen nuyu di leen nuyu bu baax a baax waa Rue 10 Khouronar Technopole bàyyi ñu kenn xanaa rek ñu door ak actu Ramadan bi tey ci guddi nag ci Masalikul Jinaan dinañ fa wàcce lu tollook téeméeri kaamil ak fukk ak ñeent boole ci ak nag ay bernde yu am solo yoo xamante ne ni ba ñu tàmbalee koor gi ba léegi loolee la xalif général des mourides daal di digle xanaa nag rek dañuy dem ca Masalikul Jinaan fekk fa Aïcha Ñing mi nga xamante ne ni tey ki suba moo ki defal ab reportage. La nuit du destin ou Laylatul Khadr, une nuit pas comme les autres. Le soldat de Serigne Touba, assis dans la cour de Masalikul Jinan, revient sur son importance. La Laylatul Khadr ici à Masalikul Jinan, cette nuit marque l'anniversaire du Saint-Coran. Donc, d'après la sourate Inna anzalnahu fi Laylatul Khadr, donc dans
la nuit du Laylatul Qadr, le bon Dieu a fait descendre le Coran. Avec l'aide du représentant du Khalife général des Mourides, les préparatifs vont bon train. On a reçu toutes les dispositions nécessaires pour célébrer cette nuit, tant sur le plan matériel, tant sur le plan financier. Tout Diori a dégagé pour que cette nuit vraiment réussisse. Le Daara Kamil a commencé à verser le Saint-Coran. L'année dernière, on avait 114 Kamil. Je crois que vraiment cette année aussi, on va améliorer. Les femmes ne sont pas en reste. Nous ne restons pas les mains croisées parce que cette nuit, c'est une nuit bénie. Donc il faut que toutes les femmes, tous les hommes qui apportent leur soutien ici. J'ai apporté beaucoup d'eau, des sachets d'eau, ça y est là-bas. D'autres amènent des fruits, d'autres amènent des beignets, d'autres amènent du café, du lait, etc., etc. Les talibés mourides célèbrent la nuit du destin à travers des récitals du Saint-Coran, des chants et khassaïd, sans oublier les bernels. voilà élément Aïcha boobu nekk en français ñu koy jégalu xam naa ni dinañ jël si waat ci yeneen jotaay xibaar ak élément Aïcha boobu rek di expliquer tey ci guddi gi fële ca Masalikul Jinaan nan lañ ko fas yéene màggalee ak kaamil yu bëri yooyu nga xamante ni dañ koy wàcce alors Oustaz tey guddi gi nekk guddi gu mag guddi gu am solo ci yoonu murit alors tey jii ni kaamil yi ñuy wàcce ci guddi gi ndax dañu wax ni alxuraan tey la wàcc. waaw tabarakallahu Ndeye Dime alxuraan mu ngi noonu anniversaire am la ñu nekk te laylatul xadri nag xeet yëpp am nañu koor waaye yàlla bëgg xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tax na mu ni ko yow képp rek donc laa jox laylatul xadri ni ko mu ngi noonu ku koor gi rëcc ba nga def benn njuumte ci bésu koor yi yàlla nee na ci guddig laylatul xadri dinaa fexe ba nga dabaatal ko yonente bi ne kon nag bu jotatee da ngeen ko respecté man yàqum ku teewe laylatul xadri guddig laylatul xadri imaan nga am ci ngëm waxti saaban ak toroxlu gufira lahu ma taqaddama min zanbihi li la weesu ci say bàkkaar yëpp dinañ la ko jéggal ngir nga dabaatal fan yi la dese waaye masalikul jinaan nag bu nu fa defee laylatul xadri jàng fa alxuraan nag wàcc na ndax masalikul jinaan mooy dëkkuwaayu aljana yi yaakaar naa ku dem ba ca rawdu boobu jàng fa lu ma téeméeri alxuraan Ndeye Dime macha allah yal na yàlla nangu ñaan gi voilà loolu sax laay continuer rek demaat toujours ci laylatul xadri bi ndax tax am na benn koo xamante ni kilifa diine la moom tamit muy Serigne Ahmed Cissé Ndiéguène di porte-parole xalif di porte-parole këru ñi sant Ndiéguène moom sax mi ngi wax ni tamit guddi gu màgg la guddi gu tedd la ba tax na lu ci waay naafila doyul lu ci waay zikr doyul dañuy seetaan rek extrait boobu ci micro Pape Ma Anta Mboup. guddig alquran nag moo tax itam bokk na ci nga xam ni moom mandargaal dëgg weeru koor ndax ci la alquran wàcc muy waxi yàlla yi mujj ci doomu aadama ci dënd bi nga xam ni moom la yàlla tàllal mu doon alquran ci boppam doon téere boo xam ni tënk na téere yi nga xam ni moom yàlla daan wàcce ci doomu aadama yi ci yonent yi nga xam ni ñoo jiitu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam suratul qadr nga xam ni yàlla dafay nettali ni mu indee guddi googu jox ko Jibril alayhi salaam mu àndandoog nawlay malaayikaam yi mu àndal dafay àndandoo ak jaamu yàlla dëgg ci dolli ci ay nawafil waaw dolli ci ay azkar di zikar waaw naafila julli waaw yooyu yëpp fa tabarakallah dañ koy def loolu nag bu nu ko defee incha allah yaakaar nañ ne danañ am ngërëmul yàlla waaw guddi la goo xam ni fa tabarakallah ci la ñuy atte yi muy atte yàlla yi muy atte yëpp ca la koy dogal waaw guddal ca fan ya indi ca alal ya indi ca koy waaye nag guddi ga la mu mën a wax lañ cay tënk yëpp maa ngi koy waxtaane di wax ne jàmm ci salaamun waaw atmosphère bu nekk nga fexe ba mu am jàmm moom la yàlla bëgg fa tabarakallah te loolu koor a ko indi yàlla nañ ci yàlla mottali li nga xam ni moom lañ ci sumb ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. voilà mu nekkoon Ahmed Cissé Ndiéguène di porte-parole famille Ndiéguène di dellu si waat rek ngëneel yi nga xamante ni moom la guddi gu tell gi daal di sàlloo alors rek dañu dem ci beneen élément muy jàngalekati alxuraan yi nga xamante ne dañ leen tàggat ngir ñu gën a xam gën a wàccante ak seen responsabilité ci ndongo yi ñuy jàngal formation boobu nag waa ONG Aar Jëf ñoom ñoo ko amal ànd ci ak pencum Ndakaaru dañ ciy seetaan rek élément bu Sadio Abibou Ka.
coow la ngay woy ba tey jëm ci wàllum xale yi nekk ci mbedd mi loolu waral ñii le fokk ñu jël ci ay matuwaay ngir indi ci rek ay saafara. li ñuy def tey mooy sëriñ daara yi nga xam ne ñoo nekk ci daara yi am partenariat ak organisation bi mooy ONG AGEF ñoom la ñuy defal information boo xam ne dafay jëm ci lépp loo xam ni dafa aju ci àqi gone yi ndax dañoo gis ni léeg-léeg ñu dégg ay sëriñ daara yoo xam ni dañ leen di fitnaal wala ñu ne dañ leen a jàpp wala dara fekk na ñun suñu gisin mooy nit ki bala nga ko teg yenn coono yi da nga ko war a sensibiliser jàngal ko xamal ko. ginnaaw rek ba njiitum réew mi dénkee ay kàddu ne moom dina ci indi ay saafara ca dialogue ba mu doon am sous-préfet bu Dakar moom mi ngi xamal ne fokk rek ñu jaarale ko ci waxtaan. avant loolu tey protection enfance yi taxaw na tey bu ñu gisee AGEF ONG AGEF ànd ak waa CDPE tey ñu ngi taxaw ànd ak pencum Ndakaaru di taxaw pour jéem a seet nu ñu koy xeexee. ci loolu rek juróom fukki jàngalekatu daara dinañ leen tàggat lu jëm ci aar xale yi. juróom fukki sëriñ daara lañ yoo xam ni ñoom ñëpp dañoo yor ay daara moderne nekk fa di jàngale alxuraan di def liggéey bu rafet moo waraloon nag ñu dajale leen ngir dolli leen li ñuy wax renforcement de capacité ak xamal leen àqi gone yi. li ñu mel rek moo tax waa AGEP ak pencum Ndakaaru fas nañu yéene yaatal mbir mi la ci dëkk bi yépp ànd ci ak nguur gi. voilà Alima mu nekkoon benn atelier rek boo xamante ni dañ ci doon former ñiy jàngal xale yi alors honorable député gannaaw ba ñu la nuyoo ba pare Cheikh Seck nan nga gisee tey formation bi ñu amal rek jëmale ko ci ñiy jàngal xale yi. jërëjëf maa ngi leen di nuyu bu baax di rafetlu bu baax invitation bi di nuyu kilifa diine yi ci réew mi yëpp ak tarixa boo mun di bokk ñu ngi lay nuyu di la sargal li ñu ko gisee mooy lu rafet la. parce que diine bu amul ci réew dara amu fa ci xale yi dañu leen a war a former te pour que ñu former leen former bu baax il faut que ñooñu nga xam ne ñoo leen di former ñu former leen ñuy wax formation des formateurs kon mbir la moo xam ne ñu ngi koy rafetlu bu baax di ñaan ñu yaatal ko ci gën a jàppale daara yi gën a jàppale xale yi ba nga xam ne benn taalibe dootuñu ko gis ci mbedd bi muy taxawaalu wala muy yelwaan ni ñuy toppatoo enseignement tubaab bi ci lañ war a ni lañ war a toppale njàngaleem alxuraan mi aussi ak njàngaleem arab mi ndax alxuraan mooy sunu diine kon lépp loo xam ni daara la ñi koy def war nañ leen jàppale xale yi fay jànge war nañ leen jàppale mu am ay programme yoo xam ne yu leer la état bi mu ngi koy def waaye na ko dolli ndax doyul loolu daal dana tax li ñuy wax naan xale yi dañuy yelwaan ci mbedd yi ak yooyu yëpp mu dañ ñu mën leen encadrer bu baax a baax a baax. d'accord voilà imam si yow tamit ginnaaw bañ la nuyoo ba pare dalal la rek nga sànni ci quelques kàddu yu gàtt balaa ñu tëj actu Ramadan nan nga gisee formation bi ñu amal rek jëmale ko ci ñuy jàngal xale yi. salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu askan wi di kontaan aussi ci invitation bi ma ñëw ma fekkee waxtaan bu am solo bi. rafetlu lépp lu aju ci wàllu njàngalee Alquran wala njàngalee diine ci Sénégal ñëpp dañ ci war a jàpp ndax ñi nga xam ne ñu ngi leen di jàngal di leen former ñoom ci réew mi la ñu bokk ñoo leen jur kon nag lépp loo xam ne daal njàngale mi laaj na ko formation bi laaj na ko ñëpp war nañ ci dugal seen loxo damay rafetlu wax dëgg yàlla taxawaay boo xam ne yenn association wala yenn ONG wala kilifa yi ñu dugal seen loxo ci jàppale xale yi jàng alquran wala ñuy jàng diine pour que njàng mi mën a dem ci kanam voilà ñu koy jaajëfal bu baax a baax Alima loolu moo fi nekkoon actu Ramadan xanaa di leen jox rendez-vous suba ak jàmm rek yow voilà merci beaucoup Ndeye Dime loolu moo nekkoon actualité Ramadan tey nag wax nañ ko sànq laylatul xadr la dañuy teel a décroché incha allah ndax dañuy am laylatul xadr bu Touba en direct ci Sen TV ak Alaaji Abdoulaye Mbaye Peex moom moo ñu fa nekkal ak équipe bu am solo bi mu àndal waaye itam dinañu am Serigne Saliou Samb en direct en duplex dina ci àndandoo ak Pape Cheikh Silla waxtaan ci waxtaan bu am solo ba noppi itam mën ngeen réagir suñu ay page Facebook ak YouTube bu ko defee seen ay commentaire dina jàll en direct ci Sen TV Myriam. kon ginnaaw bu ñu remercier Ndeye Dime Ndaw ak actualité bi Alima duñ ci jóg benn yoon dañ ci ànd ak ki nga xamante ni rek mooy honorable député Cheikh Seck mais également ak ki nga xamante ni mooy imam si donc Alaaji yow laay delloo xam naa bala ñoo ñëw ci invité yi léegi dañuy dem si Pape Cheikh Silla voilà mu wax ak Serigne Saliou Samb waaw Serigne Saliou comme ni nga ko waxee bu dee yemb na rek mu ne dem jëli ko moom Serigne Saliou Samb comme ni nga ko xamee ñu nuyu ko jox ko wàccuwaayam moom Serigne Saliou Samb bu dee mu ngi comme jokk na
jokko bi leer na sëñ Saliou Samb a'uuzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddini wa radiyallahu an cheikhina ahmadul qadim wa ala qudwatina al azim maam Cheikh Ibrahima Fall babul muridin barkab Cheikh Abdoul Karim Mbacke Fadilu ñu ngi sant yàlla di julli ci Seydina Muhammad di feddali suñu kóoluteef ci Cheikh Amadou Bamba ak maam Cheikh Ibrahima Fall Pape Cheikh ñu ngi lay fay. ñu ngi balu àq ñëpp di baal ñëpp àq di ñaan yàlla boole nu jéggal waaye ñoo ngi ñaanal Cheikh Mouhamadoul Mountakha mu yàgg fi lool ak mbooleem ñi mu jaboote di ko ñaanal Serigne Cheikh jëmb waaye ak képp kuy sol sa dàll te lislaam tax laa jóg. waaw rafetati na nuyoo bi am na solo ñu ràññee la ci conférence yi Sénégal gépp di la xëccoo daanaka ci weeru koor yi mais tey nag moom waa Sen TV ñoo la leen arraché rek pour nga ñëw ak ñun ab diir kon Sen TV bu ko defee ñu ànd ak yow ci laylatul qadr. jërëjëf suñ Pape Cheikh. ñu ngi lay nuyu di nuyu mbooleem personnelu Sen TV waaye di ko tàmbalee ci seen kilifa di sëñ Bougane ak mbooleem ñi ngeen àndal liggéey bi di leen ñaanal yàlla li ngeen ci yéene ci réew mi yàlla kàttanal leen ba ngeen jëf ko waaye jëfe ko nu kawe seen njort ci barke Cheikh Amadou Bamba ak weeru koor wi. waaw Alima wax na fi laylatul qadr tuddaat ko mais waxu ci dara lu leer léegi yow da ñuy leeralal laylatul qadr nooñ ko ci présenté laylatul qadr boobu buñ ko doon présenté tey. waaw laylatul qadr genn guddi la goo xam ni yàlla daf noo wax ni moo gën junniy weer waaye niñ la ko mën a présenté moom mooy Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi koy yàlla jëlee tànn ko muy ki gën ci ñi mu sàkk aw xeetam gënal ko ba tax mu wax kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ñooñu nga xam ni aw xeet lañu woo xamante si ni daanaka ñooy xeetu mujjug jamono waaye nag ñoom la yàlla tànn may leen laylatul xadri moomu ndax kenn ku nekk bëggoon na ko kenn ku nekk bëggoon na saw ñooñ am ko waaye yàllaa ko tànn jébbal ko xeetu Sayyiduna Muhammad terale leen ko muy genn guddi goo xam ni yàlla daa wax ni moo gën junniy weer te junniy weer tey bu ñu ko doon natt dina dem ci juróom-ñett fukki at ak ñett te bi yàlla waxee laylatul xadri xayrun min alfi sahri waxul ñaata yoon la gën alfu sahri bu neexee yàlla mu gën ko 1000 fois bu neexee yàlla mu gën ko 1 million de fois parce que xayrun rek la wax nit ñi ñoo ngi koy natt ci laylatul xadri ci équivalent wu 83 ans waaye bu neexee yàlla mu gën 83 ans 1000 fois kon loolu xeetu Sayyiduna Muhammad la ko yàlla jagleel Serigne Touba wax na ci genn xasida ni alhamdulillahi almujibi zil qadar man xassana fadlan bi laylatil xadar mooy fadlu xusuusiya la maanaam ngëneel la loo xam ni jagle la sant yàlla mi nga xam ni mujib mooy ki nga xamante ni mooy wuyu ab woote ab ñaan waaye zil qadar mooy borom kàttan gi man xasanaa yàlla mi nga xam ni moo ñu jagleel xusuusiya la man xasanaa fadlan ngëneel bi laylatil xadar ci guddi gi nga xam ni mooy laylatul xadar fadlu xusuusiya kon nous sommes un peuple élu quelque part ñun tamit les musulmans mais cheikh bi bu gisee ne ngëneel gu mag googu la daf ko jagleel tamit ak xasida goo xamante ni bëgg na ñi xam kañ la ñuy dàkk laylatul qadr xasida googu lañ lay bàyyi rek nga wéyal nga faram-fàcceel ñu ko xasida gi mu xam moom la ci jagleel. waaw jërëjëf sëñ Pape Cheikh xam nga laylatul xadri day loo xam ni daa nëbbu sama borom da koo nëbb ci guddi yi weeru koor bi mu doon loo xam ni ñépp a ngi koy làmb waaye du mën a bari ñu xam fu mu nekk bu fekkee am na ñu xam fu mu nekk Sëñ Tuubaa nag dafa wax ni yàlla moo ma wommatal xam-xam yi am njariñ yépp ci baatu kun yaquudu uluman nafiatin bi lafzi kun mbooleem xam-xam yi am njariñ yi yàlla wommatal na ma ko dañuy kun rek xam-xam yooyu wàcc sama dënn waxaat ni waaytu ulumal ghaybi rabbi muallimi mu ni yàlla mi nga xam ni mooy sama jàngalekat moom ma peegal moo ma yenkeewalal xam-xam yu nëbbu yi te laylatul xadr ci xam-xam yu nëbbu yi la bokk moo tax mu def ci xasida googu nga xam ni léeg-léeg nit ñi di ko tënke lakazun niyatun sahakun rayes hakajun jukatun sahakun mayes waaye loolu lu ñu abrégé la rek waaye mu tasal ñu ko nag ci genn xasida goo xam ni
gannaaw bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu taala ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman sëñ Tuubaa dafa wax ni duunaka yaaman laylatul xadri tarum nazman ata bi ma xaka ahlul ulum mu ni déglu ma wala yow mi nga xamante si nii laylatul xadri ngay sàkku maa ngi lay indil way woo xam ni mooy li nga xam ni moom la nettali moom la waxtaane xikaaya mooy ab nettali mu ni bi ma xaka ahlul ulum ñooñ xam-xam moom la nu nettali daal di wax ni qad aqbaru bi annaha takunu ñoom de xibaar na nu ni dana nekk moom laylatul xadri fii nisfihil axiri istabinu ci xaaj bu mujj fi nisfihil axiri istabinu xaaj bu mujj ci weeru koor bi lii mooy li leer Sëñ Tuubaa wax ko daal koy tàmbalee nag ci bu feeñee dimanche ci guddi ñu xëy altine moo tax mu wax ni inistahalla ramadanul azamu su fekkee feeñ na weeru koor bu màgg wii fii laylatil isnayni yaa may yuf amu yow mi nga xamante si nii yaa may déglu bu feeñee ci guddik dimanche ñu xëy muy altine nga xam ni guddik altine la fa laylatul xadri takunu abada laylatul xadri dina nekk kon faw fi taai baadal yaai inda man hada mu ni bu boobaa dina nekk faw fi taai ta mooy juróom-ñeent taa tànk juróom-ñeent la yaa fukk la mooy kon dina nekk ci guddik 19 nga xam ni dañ koy def bu ñu xëyee muy 19e jour ci weeru koor mu wax ni laakin isastahalla sahru nusuki yawma sulasaai fa laylatu hëkki mu ni bu fekkee ni altine ci ngoon ngeen gis weer wi xëy talaata Sëñ Tuubaa nee na fa laylatu hëkki xëyal kubéer juróom la keef ñaar fukk la bu boobaa dañuy laylatul xadri guddi ñaar fukk ak juróom maanaam dañuy laylatul xadri ci guddi gi bu nu xëyee muy ñaar fukki fan ak juróom ci weer wi mu wax ni fa xaysuma yalu fil arbuai bil arbuai fa innaha fi zai baadal yaai mu wax ni bu fekkee ni talaata ci ngoon ngeen gis weer wi xëy àllarba Seex Ahmadu Bamba nee na bu boobaa fa innaha fi zai baadal yaai za mooy razayin juróom-ñaar la 7 la yaa 10 la kon guddik 17 moom lay nekk bu fekkee da ngeen a àllarba mu wax ni wa in yalu yowmal xamiisi ramadan su fekkee ni dafa feeñ àllarba ci ngoon ngeen xëy alxamis yowmal xamiisi ramadan fa fii kajin bil jiimi tilka tustabaan bu boobaa nag Sëriñ Tuubaa nee na day nekk ci ñaar fukk ak ñett keef 20 la jiim 3 la bu boobaa day nekk ci ñaar fukk ak ñett nga xam ni da ngeen ni laylatul xadr guddik ñaar fukk ak ñett bu ngeen xëyee bis bi ngeen di woor doon ñaar fukk ak ñett mu wax ni amma isa lil jumuatil xilaalu laaha fa fi katin ala ma qaalu mu ni bu fekkee ni da ngeen koo gis alxamis ci ngoon xëy woor ajjuma Sëriñ Tuubaa nee na fa fi katin ala ma qaalu la gaa yu baax ya wax mooy taatànk juróom-ñeent la keef di ñaar fukk bu boobaa dañuy laylatul xadri xëy woor ba ngoon ñu séentu weer wi ngir wori bu fekkee ajjuma lanu mu wax ni wa in yalux bi sabti yaa xalili mu ni yow sama xarit bi su fekkee ni dafa feeñ ajjuma ci ngoon ngeen xëy samedi fa fi akin rumtilka bi tabjili bu boobaa mooy laylatul xadr bi ñuy gis léeg-léeg bu ñu umee samedi muy tombeek ñaar fukki fan ci weeru koor nga xam ne guddi maam seex gi ak laylatul xadri dañuy bokk parce que ñaar fukki fan ca guddi ga mooy guddi ñaar fukk ak benn fa fi akin alif benn la keef ñaar fukk la muy 21 guddik 21 lay doon moo tax saa bu ñu umee samedi rek nga gis ñaar fukki fanu maam Cheikh Rafal yi tombe ak sunu laylatul xadri ji ñun murid yi loolu ci samedi lay doon moo tax daf ni fa fii akkin rumtilka bi tamjidi mu wax ni summa isa lil ahadi qat laahal xilaal maanaam bis bu ngeen ko gisee samedi ci ngoon xëy dimanche fa fii kazin rumha faxat tamal maxaal kazin keef 20 la razeyin 17 bu boobaa ñun ak ñëpp ñooy bokk laylatul xadr ñun ak ñii laylatul xadr ci ñaar fukk ak juróom-ñaar bu boobaa ñooy bokk
laylatul xadr ndax guddig ñaar fukk ak juróom-ñaar lan koy def bu boobaa bu nu xëyee muy ñaar fukk ak juróom-ñaar fa fii kasin rumha faqat tamal maqaal Sëñ Tuubaa ni wax ji nag daal nay mat daal di wax ni wa hiya fi ma qaalahu ahlul huda lii ma wax nag mooy li gaa yu jub yépp wax tuwaafiqal jumata saa bu ngeen ko defee bu ngeen xëyee ajjuma lay doon day dëppook ajjuma witran ajjuma jooju day tool abada gis nga fi mu la tàmbaleele ba fi mu jeexe moo lay wan ni day nekk guddig 17 bu ñu xëyee muy 17e jour bu fekkee àllarba nga woor 17e jour lay nekk bu nekkee 17e jour boo xëyee bisu 17 boobu ajjuma lay doon su nekkee 19e jour boo xëyee bisu 19 boobu ajjuma lay doon bu nekkee guddig 21 boo xëyee 21e jour boobu ajjuma lay doon bu fekkee ni guddig 23 la boo xëyee 23e jour boobu ajjuma lay doon bu fekkee dafa nekk guddig 25 boo xëyee 25e jour boobu ajjuma lay doon bu fekkee dafa nekk guddig 27 boo xëyee 27 boobu ajjuma lay doon bu fekkee dafa nekk guddig 29 boo xëyee 29e jour boobu ajjuma lay doon moo tax mu ni tuwaafiqal jumaata waaye witran day tool na day tool 17 19 21 23 25 27 29 muy set muy juróom-ñaari fan yi nga xam ni ñoo am ci semaine moo tax mu la tuwaafiqal jumaata day dëppook ajjuma witran abada day tool ba faaw bis boobu nga xamante ni mooy ajjuma jooju nag moom day tool bu ngeen ko defee saa yu ngeen xëyee guddi ajjuma ngeen koy def su ngeen xëyee ajjuma jooju day tool ajjuma juy tool la waaw impair lay nekk bu ko defee loolu tamit benn wax bu ndaw mën naa ko cee leeral boo xam ni xelu doomu aadama war na koo mën a nangu maanaam lu logique la guddi gi gën ci guddi yi war naa mën a doon guddig bis bi gën ci bis yi kon lii nu Sëñ Tuubaa wax mooy li nu jàpp. waaw mënuñu woon bañ a déglu xasida googu ci laylatul qadr gi ñu toll ñu ngi lay jaajëfal dafa mel ni kon ngëneel yi bari na mais ngëneel li ëpp moom mooy ngëneelu xam-xam ngëneel li jógee si borom xam-xam moo ci ëpp de ci ngëneel yi moo ci ëpp doole. waaw alhamdulilahi rabbil alamin xam naa loolu lu rëy la sax li nga wax waaye yàlla moo wax ni yàlla bu demee ba mel ni kuy questionné di wax ni hal yastawi allazina ya'lamun wa allazina la ya'lamun loolu xam-xam rek moo mën a toll noonu xam-xam rek a tax yàlla wax ni est-ce que ñi xam dinañ yem ak ñi xamul moom yàlla moom it moo ñu wax ni innama yaxsha llahu min ibadihi al ulama ñi nga xam ni ñoo ragal yàlla ci jaamam yi ñooy way xam yi parce que boo ko xamul doo xam noo koy ragale Sëriñ Tuubaa nag daf ñoo waxoon ni fal ilmu qaidun lima yasur wal jahlu qaidun lima yadur Sëriñ Tuubaa daf ñoo wax ni xam-xam mooy woman nit jëmee ci mépp mbég réer mooy woman nit jëmee ci bépp lor. waaw suñu place tey dañ ko teel yëkkati xanaa nga ñaax ñoom alima rek après tam ñu màggal guddi gi bañ a nelaw yi. waaw ndeysaan Sëriñ Tuubaa. ok alquran tamit dinañ ci wax xam naa si kanam am nañ fa yeneen i gan mais dinañ wax si diggante sëñ bi ak alquranul karim loolu si kanam tuuti dinañ si ñëwaat ak yow buñ ko temps bi maye. ci guddig jaamu yàlla la. guddig jaamu yàlla la. ok bëgg nañ luñ ci baril kuy sàbbal. waaye bëgg nañ luñ ci baril kuy wax allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna dana tax yàlla jéggal nu suñuy bàkkaar balaa fajar. waaw innaka afuwun loolu maanaam moom mooy tekki lan noonu. fa'fu anna. ok mooy tekki maanaam ci wolof. yàlla yow jéggalaa kon nga. bëgg nga kuy jéggale waaye jéggal nu yow yàlla. ok am na solo léegi comme ni ma la ko waxee léegi am na fi yeneen gan Habib Mouhamed Habiballah mu ngi fi Cheikh Seck mu ngi fi mais dinañ ñëwaat ak yow ci alxuraan ak sëñ bi si kanam buñ ko temps bi mayee àndaat ak yow rapidement rek buñ ko temps bi mayee. ndaxte tey kon si kanam tuuti incha allahu maa ngi leen di teewlu maa ngi leen di taaxirlu. d'accord Alima buñ ko temps bi mayee après ñu demaat ak moom ci sëñ Touba ak alxuraan ndaxte dañ fi am ay gan yu mag muy Mouhamed Habiballah si doon jàngalekatu alxuraan. di former ay champion yoo xamante ni dañuy dem ci monde bi di indi raaya Sénégal moom dinañu wax naka la leen di former Cheikh Seck moom xam nañ ko nekk socialiste nekk bennoo nekk foofule ca assemblée nationale dina am pàcc bu ñuy ñëw ak moom ci waxtaan wi on espère tamit que ne Mouhamed Moujtabata Diallo dinañu fekk ci jàngal ñu tuuti alxuraan comme tey guddik alxuraan la.
waxtaan bi am na solo ak Serigne Saliou Samb di borom xam-xam bu ñu ràññee ci yoonu Mouride macha allah ñu wekk xam-xamam loolu ni ko Pape Cheikh waxee bu ñu ko temps bi mayee dinañu dellu soit incha allah ak moom je rappelle que tey suñu styliste du jour moo di Ndeye Ngom bu Touba Couture nekk Kër Mbaye Fall moom la ñuy àndal tey mooy suñu styliste du jour sinon Myriam. kon Alima sans plus tarder mën nañ dugg ci wàllum actualité ànd ci ak El Hadj Mouhamadou Ndiaye Dos ak Ndeye Nimé Pape Cheikh Sylla tamit Alaaji dañ lay nuyu bu baax a baax dalal la jàmm ci plateau voilà ñu bàyyi la rek nga daal di wëyal. waaw maa ngi lay fay yow ak Alima di nuyu téléspectateur yu la chaîne leader rawatina ñuy ànd ak ñun ci grand plateau. Cheikh Seck yàgg na fi ñëw xam nañu ko ku yëngu ci wàllu politique la comme ni ko Pape Cheikh waxee nekk itam maire bu Taïf imam si moom. yàlla dafa def ñoo bokk fu ñu dëkk suñu imam la li Pape Cheikh wax lu bëri mën naa ko ci seere ndax suñu gox boobu dafa tumuranke woon ci wàllu diine tumuranke woon nañ ko wax nañ wax les choses telles quelles mais bi mu ñëwee ak école bi ci la ñu gis ni maanaam diine ji mi ngi commencé di suqaliku bu baax a baax foofee ca gox ba ëpp na une décennie bi fa école ba nekkee ak léegi parce que je me rappelle très bien ñun ba ñu doon football nawetaan nekk cadet dañ doon jaar ci jéggi miiru école bi pour dem dugg ci camp bi donc loolu am na yu am solo yoo nga xamante ni def na ko ba tax moo ko julal résultat bii mu am tey donc c'est en forgeant qu'on devient forgeron ba tax laaj bu njëkk bi moom laa koy jagle la imam gannaaw bi mu la nuyee di la ndokkel ci ndam li nga amati te du ma ni gulet peut-être yii la nit ñi xam mais ñi dëkk jàmm gën Sicap Mbao Yëmbal ak yooyu dëkk yooyu yëpp xam nañu li nekk ci dënn gone yi nga xamante ni dañu am juróomi at jëm kaw te gannaaw yàlla yow yaa ko ci def ñu la ci ndokkeel di la ci gërëm tey dafa di bés wala guddi goo xamante ni guddi gu màgg la ci diiney l'islam muy la nuit du destiné dégg nañu wax ji xam nañu laylatul xadr mooy lan xam nañu nangam ak nangam man fi ma bëgg a ñëw ak yow mooy taxawaayu jullit bi ngir màggal bés bi nga xam ngir màggal guddi gi nga xamante ni mooy la nuit du destiné di guddi gi nga xamante ni ci la alxuraanul karim wàcc. jërëjëf maa ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm di kontaan ci jataay bu am solo bi di feeñal ne maa ngi waroon ànd ak Mouhamadou Moujtaba Diallo ñoo bokkoon invitation bi mais fekk sunu mbokk Cheikh Imam Abdoul Qadir Mbacké moo ko invité fale ci Thiès mu dem foofu mais mu ngi ci yoon bi incha allah dootul yàgg mu ñëw fekk si ñu fi comme ñu ngi waxtaan guddi Laylatul Qadr alquran la ñu wax bu ñëwee bokk ci ak ñun. guddi gi guddi gu mag la ndax yàlla borom bi ci la wàccee téere am bu tedd bi yàlla ne inna anzalnahu fi laylatin mubaraka mu ni inna anzalnahu fi laylatil qadr yàlla ne ñun ñoo wàccee sunu téere ci guddi gu tedd gi mu ne ñun kat ñoo ko wàccee ci guddi gi tudd laylatul qadr kon wane ne guddi gi guddi gu mag la yàlla borom bi subhanahu wa taala moo ko màggal yàlla xamal ñu ni ko mbokk mi waxee léegi guddi gi jaamu ci yàlla de tolloo ci jaamu yàlla ci juróom-ñett fukki at ak ñett ci lu gën a tuuti kon gis nga dund loolu sax yombul ba yàlla borom bi may la ci génn guddi nga jaamu ci yàlla nga am tiyaaba nga am ngënal nga am barke nga am tawfiq ci lu tolloo ci at yooyu yëpp loolu kon jullit bu nekk war na fexe ba mu def kemtalay kattan pour mu taxaw ci guddi gi taxaw ci guddi gi nag mooy jaamu ci yàlla jaamu ci yàlla ci julli naafila jaamu ci yàlla ci tudd yàlla ci turu yàlla yi nga xam ne yàlla tudde na ko boppam sallallahu alayhi wa sallam jàngalee ko waaye fàttali ko tamit que ne àdduna tey ñu ngi fii bu subaa dootuñ fi nekk waaye tamit ñaan bi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki gën ci mbindeef tànnal ki ko gënal ci mbindeef sallallahu alayhi wa sallam moo gën ci ñi yàlla yónni woon ñëpp ba pare ku ko gënal ci ñi ko yàlla yónnee mooy sunu yaay bu tedd bi Aïcha radiyallahu anha yaay Aïcha ne ko bu ma xamoon guddi gi mooy guddi laylatul qadr aka ban ñaan laay ñaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal ko na nga ne allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni yow kat yàlla yow yaa yore yërmande bi yaay jéggal te bëgg nga ko jéggalu nga jéggal ko kon yàlla nangu ñu jéggal ko loolu nit ki mën a di ko wax lu bari boo ko waxee da nga am ngéneel bi d'abord yàlla borom bi jéggale say bakkaar setal la wecc xam ne kon boo setee si say bakkaar kon da ngay jege yàlla subhanahu wa taala su boobaa tamit nga ñaan ci lu bari ñaanal sa bopp ñaanal say wayjur ñaanal say njaboot
ñaanal say dëkkandoo ñaanal jullit ñi fu ñu tolloo rek surtout ñaanal jullit ñi ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jàngal ñu ne ku ñaanal ay jullit fu ñu fekkeewul yàlla dina yenne ay malaaka yi di ñaan yàlla na yàlla nangu ñaan boobu waaye li nga xam ne moom nga ñaanal jullit yàlla may lu tolloo noonu kon dañu ne mel na sax nit ki nga toog di ñaanal ay jullit moo ëpp solo sax nga ñaanal sa bopp kon guddi gi war nañ yaatal ñaan bi te it ñun léegi rek ñu am ay jafe-jafe ci wér gu yaram ci bugg alal bugg wërsëg bugg dem ci kanam yooyu yëpp ñu ngi ci sabablu waaye nag yàlla borom bi subhanahu wa taala mu ubbi ay buntam ni nañ ko ñaan kon dañu war a ci guddi gi tudd yàlla ci turam yi màggal yàlla wéete ak yàlla ñaan ci lu bëree bëri waaye jàng ci alquran ndax comme yàlla borom bi dafa wàccee alquran ci guddi gi guddi laylatul qadr kon dañ ci war a jàng lu bëree bëri ku mun a tari ku mun a nafar ku mun a jàng alquran jàngin boo xam ne tamit da ngay jàng ba pare waaye nga fexe ba xam li yàlla di wax ci alquran ndax moom ab téere la bataaxal la yàlla subhanahu wa taala moo ko yónnee ku ci nekk ci ñun kon guddi gi war nañ ci jàng lu bëri te ñu xam ne gis nga guddi laylatul qadr yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ñu guddi gi ku ko taxawal jaamu ci yàlla nee na yàlla dina laa jéggal sa bakkaar yépp yu jiitoon bu mu jeex loolu nag ñun ñëpp soxla nañu ko. voilà léegi xam nga njàng alxuraan maanaam di ci waxtaanee ngeen gi mu def di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nit ñi dañ koy def ci bëccëg bi day am kaamil yu bari yoo xamante ne dañu ko ci wàccee guddi gi ñu am ay waxtaan ak ay naafile yoo xamante ne dañ koy amal ndax ci naafile gi dafa am ab lim buñ ci war a def wala boog itam da ngay def rek lu la soob. naafila bi nit ki mën na ci def kéemtalaay kattanam waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na wala yaay Aïcha sa wax ko ne moom daan na julli fukki raka ak benn nee na ci koor gi ak lu jiitu sax koor gi wala bu koor gi jeexee kon bu ko nit ki mu ne nga jàng fukki raka wala nga julli ko waaye nag julli bi tamit war na nekk julli bu rafet julli bu teey julli boo xam ne doo ci yàkkamti julli boo xam ne nga jàng ci li nga mun ci alquran lu mu mën a guddi gën a teey gën a dal sa xel nekk ci li ngay jàng yooyu moo ci génn su ko defee boo mënee julli loolu baax na waaye boo bëggee yokk mën nga ko yokk mën nga ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba léegi jàngale na ne kuy julli ci guddi gi na nga julli ñaari raka julliwaat ñaari raka julliwaat ñaari raka nee na boo demee ba nga sonn wala nga xam ne que léegi fajar bi jege na su boobaa nga julli benn raka ba nga xam ni kon tëj nga bunt bi kon dañuy sopp ku ci nekk surtout nag nga dem ba ci guddi gi ñetteelu xaaj guddi gi des xam ni yàlla day wax ak jaamam yi ana kan moo am bakkaar ma jéggal ko ana kan moo am soxla ma faj ko ana ko am kan moo am jafe-jafe ma jàppalee ko kon su boobaa boobu nit ki war na ci bàyyi xel bu baax boobu jamono nit ki gën a di wéet ak yàlla subhanahu wa taala. ñetteelu xaaj bi mooy ban heure ban waxtu. léegi da ngay jël rek bu jant bi sooy ak balaa fajar nga diviser ko par 3 waaw xam naa ay 3 heures du matin 4 heures 5 heures comme 5 heures presque 5 heures et demi la kii bi di jeex su boobaa guddi googu jamono jooju nit ki gën a ànd ak boromam subhanahu wa taala xam ne ñu bëri boobu ñu ngi tëdd nelaw yow nga yeewu nga wax ak yàlla nga déglu li ngay wax nga génne li nekk ci sa xol jagleel ko yàlla borom bi subhanahu wa taala waaye nga fàttali ko say wayjur nga xam ne yàlla daf la jaarale si ñoom nga ñaanal leen lu bëree bëri ñu ngi dund wala génn nañu àddina waaye nga ñaanal sa njaboot pour yàlla barkeel leen yàlla jubbanti leen waaye nga ñaanal mag ñi nga xam ne ñoo liggéey ci lislaam bu ñu mën ci jot. waaw dagguma la sax waaye xam nga nag oustaz dafa am ci ñoo xamante ni bu ñu sanoon peut-être dinañ bokk ci guddi gi waaye nag xëy na seen santé mayu leen ko ndax ñoom tamit dafa am ay recommandations yi nga xamante ni war nañ koo def pour ñu mën a bénéficier wu ci tiyaaba yi ci guddi gu màgg gi wala ndax dafa yàlla ci yërmandem rek dina comprendre xam ne xëy na ñoom bëgg nañu wala boog bëgg nañ daal mais mënuñu. waaw bu fekkee ni ku mënul. yàlla ci yërmandem day jëflanteel ak jaamam yi ci seen kàttan fu mu tolloo. moo tax yàlla ne fattaqullaha mastataatum na ngeen ragal yàlla boo li tolloo ci seen kattan yàlla dafa njëkkoon wax ittaqullaha haqqa tuqaati na ngeen ragal yàlla ci lu tolloo ci fu ñu war a ragalee yàlla loolu yombul de
yàlla nag yërmande bu mu am ci jaamam yi léegi nag da ngeen ragal yàlla ci li ñu mën moo tax gis nga julli ci boppam sax boo demee ba mënatuloo taxaw nga julli da ngay toog boo mënatul toog sax da ngay tëdd nga julli kon yàlla mu ngi jëflante ak jaamam yi ci yërmande moo tax ñi nga xam ne seen kattan tollowul foofu nañu def ci li nga xam ne seen kattan foofu la tolloo. macha allah am na solo loolu dina ñëwaat ci imam léegi ñu dem ci honorable député Cheikh Seck bu Benno Bokk Yaakaar Fatou Abdou Doos day dimeeg Bab Cheikh. waaw député yi ñoom dinañ def ay tarawih dinañ amoo leen jot boobu organiser ay naafila député yeeg ñoom seen surtout waa Kajoor. mais ci lañu dëkk député yi dañuy màggal Laylatul Qadr comme ni ñuy màggalee yeneen julli yi yeneen jours yi mais exceptionnellement Laylatul Qadr non seulement dinañ ci def ay bernde pour bégal jullit yi dinañu ci jàng ay xasida surtout bu fekkente ni ku mel ni ñun la man danaa jàng xasida dinaa ci wér dinaa ci julli moo taxoon bi nga may invité nii sax xaw na maa hésité waaye comme xam naa ni émission bi du gudd ni mu war a guddee bu ñu fi jógee rek ñu dem jublu ci bëgg naa aussi dem Masalikul Jinaan pour dem aussi teewe ca lu mu néew ay moment ci guddi googu ni ñu koy màggale d'habitude dama daan dem Touba chaque année mais ren demuma parce que barke démb laa fa jóge ca sama yaram taxul mu neex trop ca foofu ak Masalikul Jinaan benn la donc député moom lépp loo xam ne lu diine la da ciy nekk parce que ñi nga xam ne mooy fal député diine ci ëpp nag moo xam ci l'islam la moo xam ci jàngu bi la waaye diine moo ci comme journaliste yi ak animatrice yi ok am na solo 48 heures après dialogue bi lancement dialogue bi 48 heures après tey Cheikh Seck en tant que membre Benno député loo gis ci li Macky Sall lancé. li ma gis mooy d'abord rafetlu dialogue bi nekk na lu am solo ndax xam nga bu ñu remonté tuuti histoire le père fondateur de la République muy Léopold Sédar Senghor dafa amoon di wax toujours ni Sénégal pays de dialogue ndax waxtaan ak diisoo dafa baax ci réew ndax réew kenn mënu ko yor ñaar mënu ko yor Sénégal ñoo ko bokk ci mënuñu ko séddoo mënuñu ko xar kon dafa am jamono yi bu ñëwee war nañu toog autour d'une table ñëpp Sénégalais yi waxtaan surtout waxuñu dialogue politique rek dialogue national lañu wax donc non seulement war nañu dialogue ci politique bi mais war nañu dialoguer aussi ci question d'intérêt national yëpp surtout dëkk bu mel ni Sénégal ak fi nga xam ne fi la ñu jëm yàlla dimbali nañu dialogue boobu moo tax ba heure bii ak ñaan yeeg nit ñu baax ñi nga xam ne ñoo soqikoo ci réew mi tax na ba Sénégal toujours réewu jàmm la saa bu ñu yaakaaree ni dina tàkk wala ñu yaakaar ni dina am yëngu-yëngu yi dara du ci am waaye nag loolu taxul nga mën a waat ni mën nañ ci mucc li am solo daal mooy am réew dañuy diisoo ni ko président Macky Sall defee ñu ngi ko ci sant di ko gërëm ñëpp ñi nga xam ne wuyu si nañ am sens de citoyenneté boobu ak de patriotisme ñu ngi leen ciy gërëm di ñaax ñi nga xam ne wuyu si wuñ ñu delloo si waat seen xel xam ne li nu bokk mënuñu ko séddoo muy Sénégal te ñoom ñëpp dañoo war a ñëw ñu waxtaane Sénégal seet lu koy jëmle kanam am na temps wu politique bu jotee nañu ko def waaye temps wu liggéey ak temps wu waxtaan bu jotee également nañu ko def Alima après dinañ ñëwaat ak moom kon ci ñi nga xamante ni ñoom lay wax noonu ay ñoom Ousmane Sonko ñuy wuy seegul ñëwaat ak moom tamit ci ñuy absence boo xamante ni xëy na ñu ngi suspecté lan moo ko war a sabab kon dañ leen di bàyyeek yéen a yi wéyal yéen a xam mais après ñu ñëwaat ak suñu ñaari gan yu mag yi d'accord Myriam ayca kon dinañ ci dellu siwaat li ñuy def léegi Alima dañuy daal di dem fi nga xamante ni rek mooy selfie voilà selfie ak célébrité dinañ ci dellu siwaat Alima na nga ko téye dinañ ñëwaat ci selfie voilà daal di dem ci plateau Saliou Khoulé ànd ci ak Moustapha Rassoul et également ki nga xamante ni rek mooy Malick Diabou Seck Saliou ñu di la nuyu bu baax a baax dalal la jàmm ci plateau bi ak say gan maa ngi lay fay bu baax soxna Myriam di ziar ñi ci plateau bi ñëpp saadini saani nawir janaani saafi amaani wasil baraayi alhamdulilahi lazi alaman ixsaana maalam yaxlam gannaaw bañ ko santee moom mi nga xam ni mooy buuri te lu mu mënti doon moo ko dogal ci fépp moo tax saa su ne rek may ñaan yàlla nañuy xiir ci wax lu baax ak di koy def ñu ngi julli ci sangam bu tedd bi alayhi salaatu wasalaam waaye di sant bu baax suñu yaakaar tey ak ëllëg Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul di ziar bépp kilifa diine bu yeewoo Sénégal képp ku naan ashhadu an laa ilaaha illallah ashhadu anna muhammad rasulullah rek ñu ngi lay ziar bu baax di ndokkeel jullitu yàlla yëpp di kontaan ci ñëpp
rawatina nag guddi gu tedd gi nga xam ne ci la alxuraan wàcc wax nga ko léegi alxuraan moom fépp fu mu mës a jaar rek foofoo gën jibril mi ko yàlla jox mu jox ko yonent bi jibril moo gën ci malayka yi yonent bi mu ko jox alayhi salaatu wasalaam moo gën ci malayka yi moom yonent bi moo gën ci nit ñi waaye guddi gi mu wàcc tey moo gën ci guddi yi laylatul xadr moo tax di ko màggal day am solo loolu tey nag ma dalalati sama xarit Moustapha Rasoul min nga ko waa fondation Kër Rasoul yëpp maa ngi leen di nuyu di ziar kilifa gi Mohamed Abdallah Thiam maa ngi koy ziar bu baax di ko ñaanal jàmm ju sax dàkk Mohamed guddeeti na Moustapha te bu guddee rek ñu way borom guddi gi moom rek a neex a way sama géel yónneen xayrul anbiya bak leen ci leen ma way sangu sangi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Muhammad dëggal Cheikh Saadu Labi wuldi Cheikh Mohamed Fadal Cheikh na way na ma bàyyi Cheikh Taali bu yàgg Adrami def leen nii maa ngi way Seydina Muhammad Cheikh Saad bu nee na jigéen dootul sukk jur ku mel ni Seydina Muhammad wallahi maa في الأرض والسماء وفن أحمدا من الأشياء شيخنا النين ودود ودقلقه للمصطفى تيل ليلة القدر تينجو بسيدنا محمد يقل السما باي alaaji mi dun caab góor gi ci kasor nee na islamologue bi ñuy jooy te noppeeguñu bàyyi Mamadou Abdoulaye Thiam alaaji mi dun nee na Seydina Muhammad rasulallahi taala kësna waaw yonen bi nuuri ka xatt zinnati samaaw alaaji mi dun nee na wa unzila keroog ba alquran di wàcc bis bi la woon wa unzila fiika qur'aanul karim kitaabun lil anaami bi najaaw def leen nii maa ngi woy Seydina Muhammad Baye Mamadou Abdoulaye Thiam président fondation Kër Rasoul sa baay nee na waqul izatul waqul masalun wa qisan lana aydan bi xujjajun waraaw Seydina Muhammad lu alaaji Medine wax doomam Mamadou Abdoulaye président fondation Kër Rasoul le poète du prophète Mamadou Abdoulaye mi way 570 poèmes ci Seydina Muhammad ñu ni ko fa nga yem mu ni déedéet woyat na 633 xasida ci Rasulillahi Mamadou Abdoulaye yemul foofu way na 750 poètes lépp jébbale ko ci Seydina Muhammad Mamadou Abdoulaye Thiam président fondation Kër Rasoul nee na keroog ba Seydina Muhammad juddoo yawmul lazi jaal fajr li yaxkuma bayna layli wa naari président fondation Kër Rasoul nee na guddi ma ngay xëccu naan Moustapha ci man lay juddoo bëccëg ma ngay xëccu naan Moustapha ci man lay juddoo nee na fajar gi ñëw àtte leen ñu ni ko Mouhamed Abdoulaye bindal mu ni li tarxiibi
أفضل البشري ترحيبا جيدا قاعد يفلني نمقل محمد رسول الله مدمج مدينة برم مدينة ويلي محمد المصطفى سمكين يونين خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء ويلي سيدنا محمد أجل خيني وي مصطفى صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء ويلي سيدنا محمد يا رسول الله شلنا موي سيدنا محمد Mamadou Abdoulaye Thiam jël na dundam jox Moustapha xayrul anbiya Grand Plateau ni leen koy waye ba aljana sallallahu alayhi wa sallam xayrul anbiya ay way leen Seydina Muhammad jillil maway Seydina Muhammad ana fondation Kër Rasoul seeni loxo yi ca kaw xayrul anbiya ni leen koy woye ba aljana sallallahu alayhi wa sallam xayrul rasulullah ay wayleen Seydina Muhammad loxo yi ma way Seydina Muhammad Muhammadu Abdoulaye Thiam Baye Noura yaa bëgg yónneen bi ni leen koy woye Moustapha aca loxo yi way leen Seydina Muhammad loxo yi ma way Seydina Muhammad ana waa le Grand Plateau seen loxo ca kaw xayrul anbiya président fondation Kër Rasoul wowi nanu ko nabi Moustapha wowi nanu ko Noura xam ngeen lu ma bëgg képp ku nekk ci plateau bi baa nga toog sa biir salon di ñu seetaan képp ku bëgg a siyaare ji Seydina Mohamed ne ñëpp àndandoo wax Moustapha ku wax Moustapha premier avion bi jëm ci yonent bi yàlla bu mu la fi bàyyi wax leen Moustapha waaye dégguma leen de loxo yi nee leen Moustapha loxo yi ji Moustapha ana ñi sopp yonent bi ana waa kër Cheikh na Cheikh Sat ana ñi bëgg dem Nimzaat ana waa kër Borom Touba waa kër Borom Touba ana waa kër Maodo Malick ana waa kër Mam Limaamu ana waa kër Seydi Barhama Mami Seydi Barhama ana waa kër Cheikh na Cheikh Sat ana fondation Kër Rasoul Mouhamadou Abdoulaye jël na dundam waay jox ci kër Moustapha le bienfaiteur de l'islam yaa ngi dimbale Mohamed yaa ngi jàppale yaa ngi def social ci barke Moustapha Mouhamadou Abdoulaye Thiam Mouhamadou Abdoulaye Thiam Mouhamadou Abdoulaye Thiam yaa ngi liggéey ci réew mi jëmale ci Moustapha Mouhamadou Abdoulaye su koor gi ñëwee nga dagg biye Màkka yi jox gaa yi dem ci Moustapha su weeru koor gi ñëwee nga joxe ndogu yi ngir Moustapha ku tuddee sa doom yonent bi Mouhamed Abdallah yow nga teew di ci barke Moustapha loxo yi di Moustapha ya Rasulullah yow la ni wayal ba aljana loxo ca kaw Mamadou Abdoulaye yow la ni wayal ba aljana loxo ca kaw Mamadou Abdoulaye yow la ni wayal ba aljana
jërëkaji jërëji nabi jërë way di bëgge yonent ya rasulullah ya habiballah ana ñu sopp yonent bi jóg leen taxaw sa kaw ñu màggal yonent bi le grand plateau Mamadou Abdallah way leen ya rasulullah yow la ni wayal ba aljana loxo ca kaw Mamadou Abdallah yow la ni wayal ba aljana jaraway jërëkaji jërëji nabi jaraway di bëgge yonent alayhi salaatu wa salaam dégg nga ko soxna Alima lu ci bari ci way yaa ngi dégg muy tudd turu Mohamed Abdallah Thiam. wallaay 750 poèmes la bindee jagleel ko Seydouna Mohamed. borom fondation Kër pour wàll na ni ñëpp a war a way yonent bi. dëgg la Serigne Touba nee na yëngoom yëpp yonent bi la ko joxoon ni faali way xaay wa fawzi bila anan bi kaw nii xadimal Mustafa tatabayanu doxalal ba ci kanam. wallaay dëgg la ni mu ubbee neex na macha allah Moustapha Rasoul macha allah daal xol yëpp sedd na. xol yëpp sedd na di ci ziar bu baax ki nga xamante ne rek mooy Cheikh Mouhamed Abdallah Thiam. donc nag Alima sans plus tarder dinañu daal di dem selfie ak célébrité ànd ci ki nga xamante ne rek mooy voilà Mamadou Ndiaye Soppe. Ibrahima Mbaye Soppe mi ngi noonu donc nag ñu Samsine moo ñu koy may ñu daal di dellu si waat ci plateau bi. d'accord. d'avoir une idée inspirée ma waaw salaamaaleykum mbokk Sénégal ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar di bëgge ñëpp di baalu ak ñëpp ci weeru koor bu tedd bi di ñaan yàlla saxal Sénégal jàmm tawféex ñëpp ñi nga xamante ni dañoo tawat yàlla may leen wér ñi nga xamante ni dañoo soxla comme aussi yàlla na ko yàlla dogal ñu am ci lu bari te mu nekk seen jiglaay di ñaan yàlla nag yàlla tappe xol yi ba Sénégal jàmm rek xas yi ndax nag Sénégal jàmm kese moom moo fi xaj ñu ngi koy souhaité ñëpp ci daraje yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak weeru tedd bi di wax nag ni ndéwénal li mooy festival Kepar Maam le 7 le 8 le 9 la à Rufisque invité nañu ñëpp jërëjëf. voilà ñuy jaajëfal Samsung bu baax a baax Alima dañuy daal di wëyal toujours rek. voilà ñu gërëm Ibrahima Mbaye Soppe di nekk artiste boo xam ni Sénégal yëpp ko ràññee ci liggéeyam bu am solo donc ñu ngi koy gërëm bu baax Ibrahima Mbaye Soppe ñu fàttali ne ci kanam tuuti incha allah dinañu dem fi nga xamee ni moom moo di Touba donc laylatul xadr bi nga xamante ni mooy am Touba dara du leen ci taalibe yi nga xam ne jotuñu dem mën nañ koo xaar ci Sen TV la télévision leader di ngeen ko am en direct Alaaji Abdoulaye Mbaye Peex mu ngi fa ak équipe bu am solo bi mu àndal en plus ñu fàttali mën ngeen ñëwoo yéen tam ci 88 628 89 90 bassin yi yéen a ko moom téléviseur bi sama ginnaaw yéen a ko moom mixeur yeeg yëpp yéen a ko moom 88 628 89 90 bu ngeen ñu woowee yéen tam ñu jox leen ci bassin yi kenn ku ci nekk mën a teel a préparer sa korité ba noppi Myriam ñu fàttali tey ñu ngi àndandoo ak suñu styliste du jour mu di Ndeye Ngom borom Touba Couture nekk Kër Mbaye Fall Ndeye Ngom saa yu nga joxal ma ko micro rek ma nuyu ko le temps que mannequin yi di dugg si. moo jaar ci sa robe bu rafet bi. waaw tey moom moo ma def nii tey jii. voilà moo ma def nii. ñu nuyu ko moon ñu collection bu Korité bi Ndeye Ngom ziar naa la. ziar Alima. mbaa yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm waaw. naka waa Touba Couture. Touba Couture a ngi fa. ak waa Kër Mbaye Fall. ñëpp a ngi ci jàmm Alima maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp. ñi fi toog ñëpp sama papa yi fi toog ak sama nijaay yi ak sama frère yi fi toog yëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar ci bis bu tedd bi di wax ne yàlla nañu yàlla nangul suñu jaamu yàlla te defal ñu ci ay tawféex yu bare ci barki Seydina Mohamed barki Cheikhul Khadim. macha allah hasard amul Ndeye Ngom borom Touba Couture ñëw ci grand plateau ak bés bi nga xam ne moom la Serigne Bamba ak njabootam di màggal Laylatul Qadr kon mën naa ne ay ca na manqué ñëw ñu xool nga décortiquer ñu li ngi leen defal kii loo ko defal. waaw Alima kii maa ngi ko defal marinière dugal jasner ci kaw. dindi samay finition def ko ci blouse bi ak tour de taille bi dugal ci ay broderie bi Autriche lañ ko def ci tuuti broderie def ko mu simple rek. alkaati du bàyyi dóora. non. alkaati du bàyyi